ngat bu bari ci internet yi nga xam ne nii ñoom bàyyi nañu xel ndax daw yaram gi nga xam ne nii loolee la père de famille bi def ci kanamoo Khalifa Ababacar Sall nga xam li nga xam ne moom mooy yaakaar bi ñu am ak yéene bi waaye itam jàngat yu bari Salma Ibrahima Fall da ci topp mooy que jàngat bi nga xam ne am nañu ko ci boobu les vidéo mu daal di wàllu si ci li nga xam ne moom moo di ci élection yi mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di internet yi la ñu jàpp moom mooy que xaayaan ku dégg séeréer neen nañu Macky Sall stop arrête parce que buñ dee xool février bii weesu ci la ñaareelu mandat Macky Sall waroon a jeex ci kaw ba muy diggee la mu waxoon ci ba muy ñëw en 2012 bu ko respecté woon amaana tey jii waxatuñu ay wax yi Macky Sall ci février bi passé la ay mandaam di jeex loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo waral sénégalais yi di daw di topp ci leader yi nga xam ne ñoom ñoo faree ci opposition bi beneen bi mooy électeurs yi ci boppam nee nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa DGE waa conseil constitutionnel seeni parrainage seeni njurug njaaj seen lépp loo xam ne def ngeen ko te yaakaaroon ngeen ko ne di ngeen ko def ay wuruj ba nga xam ne ni élection yi day dem en faveur de Benno Bokk Yaakaar ñoom électeurs yi nee nañu leen loolee ngeen waxoon du dëgg du yoon te it ñun wax nañu ci biir li nga xam ne moom moo di ci urne yi te li ñu wax ci urne yi loolu moom mooy dëgg wax nañu tamit journaliste chroniqueurs yi nga xam ne ni tey jii ñoom ñoo nekkoon ci plateau télé yi ñoom ñoo doon xëy di bind à la une yi nga xam ne ni arrangé wul ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñoo di électeurs yi dem keroog dimanche ci urne yi wax nañu ak ñoom ñi nga xam ne ni aussi ñoom ñoo doon génn à chaque fois di wax ne troisième mandat moom président de la république waxeet moom mooy que li nga xam ne moom lañ ko doon xaar mu waxoon ko au début ci en 2012 bi muy falu ne mandat bi nga xam ne ni tey jii da koy limité da koy yeneen ñi nga xam ne ni ñoom ñooy askan wi defoon seen ay vote niki dimanche bi weesu wan nañ ko ni troisième mandat bi moom loolee complexe rek moom moo koy nangu te it ñoom xaaruñu ko ci moom te it duñu ko baal ci li nga xam ne ni moom mooy troisième mandat comme ni ko Ahmed Aïdara di waxee chaque jour troisième mandat dañ ko fiy tere te loolu nekk lu symbolique ci bopp li nga xam ne moom moo di askan wi beneen bi mooy diaspora bi ñoom ci seen bopp wan nañu ñoom ci seen bopp en tant que électeur wan nañu DG comme ni ñu ko waxee ak askanu Sénégal ànd nañ ñoom ñëpp booloo nañu wane nañ ci urne yi que ñoom ñi nga xam ne ni tey jii ñoom ñoo dem ni ki dimanche daal di voté ànduñu benn yoon ak seeni ak doxalin parrainage ak président Macky Sall ak ay ñooñam ak lépp loo xam ne nii def nañu ko wane nañ ne 13e législature bi la ci amoon lépp li ñu wax lépp dara arrangé wu leen ci ñoom électeurs yi wane nañ ko ni ki dimanche bi weesu te opposition bi nga xam ne ni ñoom ñoo toogoon pour janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ñoom ñoo di électeurs yi wan nañ leen ne li ñu bëgg moom mooy booloo la ñu bëgg ci li nga xam ne ni moom moo di ci seen biir booloo bi nag Aliou Sow sànq mu ngi ko doon wax ci jàngat boo xam ne ni dañ koy def booloo bi mooy du question que dañuy xaar Karim Wade mu ñëw janoo fii ak Ousmane Sonko xaaruñu Khalifa Sall ak Ousmane Sonko tàqalikoo fële xam nga lan la ñu wane électeurs yi li ñu wane moom mooy que dañoo doyal ci régime bi nga xam ne ni moom moo fi nekk actuellement régime boobu la ñu jóg pour sanctionner ñu soog a waxaat leneen loo xam ne ni tam dañu koy dëkkmal ndax xam naa ne li ñuy wax ak li ñuy def ak li nga xam ne moom moo am ci biir urne yi sénégalais yi ñoom ci seen bopp ñoo dañuy wane ne ñun ñuy toog ci télé di wax ñoom ñoo ñu gën a xam foofu li ñuy wax ñun ñuy toog à chaque fois ne ci terrain bi di xam ak ñoom ñoo ñu gën a xam foofu la ñuy wax waaye la leen li itteel mooy dañuy toog ci seen i ay biir kër toog ak seen i ay armes yi moo nekkoon li nga xam ne moom moo di carte électeur yi nga xam ne tey ji moom moo taxoon ñu dem ci mbañ gàcce ga te wane nañu ko ndax xam nga lu tax ma wax loolu ci jàngat moom mooy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dund de 1960 ba 2022 bii mësuñoo gis ab gouvernement boo xam ne dafa toog élection législative am ñu naan dañuy dem cohabitation wala duñ dem cohabitation c'est une première ñu koy gis fii ci Sénégal ñuy dem après élection ñuy wax dañuy dem cohabitation wala duñ ko dem président Macky Sall moom moo ko njëkk a dund ñu ngi soog gis gouvernement boo xam ne ni Benno Bokk Yaakaar gii di coalition bi bokkoon ci élection yi ñoom ñoo koy soog a dund donc am na fu électeurs yi sonné alerte nee nañu ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall basta doyal nañu sëkk te li ñu bëgg moom mooy kii tey dañu daan gis awa wax na ko léegi ba tey dañu daan gis bu ñu demee ci li nga xam ne moom moo di élection li nga xam ne moom moo di affluence amul dañu daan gis muy favoriser ki nga xam ne moom moo di nguur mais ni tey la ñu mës a gis élection yoo xam ne amul benn affluence daanaka li ñuy gis ci pourcentage bi bariwul mais ñu gis tendance bi di def ni di am ballottage ci diggante opposition ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di pouvoir donc jàngat bu rëy nekk 68% yi nga xam ne moom moo taxoon président Macky Sall gagné woon en 2012 Sénégalais réduire nañ ko ba fi mu nekk nii ay 30% la ñu mën a wax ci électeur boo xam ne nii mën na ko lii loolu nag mooy xaayaan ku dégg séeréer alerte bu rëy la ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu Sénégal ak alerte ak ñi nga xam ne ñoom ñooy électeurs yi nga xam ne ñoom ñoo voté keroog daal di def ci président Macky Sall te yaakaar naa jàngat la war a doon
woon buñ ci demee ba tey jii ci yeneen ak yeneen ci li nga xam ne nii moom moo di ci ay sujet yoo xam ne war nañu ko mën a traité tey bokk na ci ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo faree ci opposition bi gis nañu ñii di waa Yewwi Askan Wi l'intercoalition Wallu Yewwi gi nga xam ne tey jii ñoom xëy na ñoom ñooy joxante dóorante mbagg ak ñi nga xam ne ni tam ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Bennoo gi yaakaar ne ñoom aussi jël nañu raw gàddu gi te soo ko dee xool ci fi nga xam ne nii moom mooy di rek ci lu ñu mën a xayma ak jàngat bi nga xam ne nii ñoom mbokk yu internet yi def nañu ko mooy cohabitation daanaka ñoom loolu la ñu gis mënta ñàkk ndax boo dee xool ci xayma gi nga xam ne nii xayma nañu ko ci département yi nga xam ne ñoom génn nañu fëgg seen dënn ñoom Benno Bokk Yaakaar que gagné nañu ko nee nañ dafa minoritaire ci département yi nga xam ne nii ñoom perte nañu ko ndax boo dee xool les grands départements yi nga xam ne nii tey jii dañu koy nemmeeku fii ci Sénégal bokk na ci Ndakaaru Thiès ak feneen foo xam ne mën nañu ko tudd ci les grands départements yooyu dafa fekk ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy fëgg seen dënn ne tey jii am nañu majorité ñoom ñooñu dañu faa nërmeelu gi mooy mënoo jàpp ne fii ci Ndakaaru tey jii ñu gagné woon la fi ci local yi 90 000 voix yoo xam ne de différence yoo xam ne nii opposition gagné la ko tey jii bu ñu ko dee xayma ak ni ñu gisee électorat bi ni mu demee daanaka tey jii bu ñu ko dee xool mën nañ laa rawee 100 000 voix yoo xam ne ni tey jii dina tax tey jii nga nërmeelu bu métti fii ci Ndakaaru bu ñu dee xool fi nga xam ne moom moo di ci Géejawaay bu ñu ko dee xayma fi mu nekk nii opposition bi nga xam ne ñoom ñoo fa gagné daanaka bu ñu ko xaymaa 20 000 voix yoo xam ne dinañ leen ko rawee nga dem ca Thiès même chose nga dem ci yeneen département yi nga xam ne ni tey jii amaana bu ñu ko limee dañu fiy gën a yàgg mais ñu gis ne foofu yëpp ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition bi bu ñu defee seen cumul de député yi nga xam ne dañ koy boole ak li nga xam ne ni tey ji moom mooy génn ci liste nationale bi génnaat ci diaspora bi ak feneen daanaka ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi nee nañu daanaka cohabitation duñu ko wax waaye dëkkandoo gi day sax dàkk te it dañu naan appartement yu ñu leen loué sax yu ñu leen suuwe loué sax moom moo fay am ci biir fi nga xam ne ni moom moo di lii donte ne nag gis nañu ci BIPA ñii di waa Benno Bokk Yaakaar ak seen tête de liste di Mimi Touré daal di génn daal di def ci élection yi bu mu jeexee ci minuit daal di ne ñoom gagné nañu te 30 départements yi ñu gagné naa nga mag sax joxe seen chiffre mais gisaat nañu leen démb ñu defaat réplique boo xam ne nii ba ñu ko defee aussi gis nañu que joxewuñu benn chiffre mais la ñu wax moom mooy fëggaat seen dënn ne gagné nañu de même que opposition bi ndax démb conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi gis nañu leen Bamba Fall Déthié Fall ak ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall ak ñeneen ñoo xam ne ay orateur lañ jël nañu kàddu ñoom la ñu expliqué bokk na ci li nga xam ne ni moom mooy fëgg seen dënn ñoom it ne dañoo gagné mais nag experts yi ak ñi nga xam ne tey jii yàlla dénk na leen xel ak ñi nga xam ne jëloon nañu seeni ay carte daal di nañoon dem ci fi nga xam ne moom moo ci mbañ gàcce yi daal di élire ñi nga xam ne ñoom la ñu bëgg a élire ñoom ci seen bopp ñoom ñoo leen gën a xam calcul yi ñoom ñoo leen gën a xam li nga xam ne ni tey jii moom moo génn ci urne yi ba tax na tam képp koo xam ne yaa ngi fëgg sa dënn yaa ngi wax ci sa côté xamal ni carrément ñii di électeurs yi ñoom ñoo la gën a xam bu baax a baax li nga xam ne moom moo xew ci biir urne yi donc bu fekkente ne tekk-tekkaaral am na ci ñu bari tam ci internet yi di ko wax lan moo waral tekk-tekkaaral gi ci côté opposition bi ndax buñ dee xool Déthié Fall génn Khalifa Sall génn mais dafa mel ni ñii di internet yi lu ñu mel doyul ci ñoom parce que bëgguñu tekk-tekkaaral am ndaxte lu ñu jàpp moom mooy que cohabitation dafay am bu ñu dee xool tamit cumul de voix yi nga xam ne nii am na ci fi nga xam ne ni tey ji moom la opposition bi gagné bu ñu ko xaymaa ak fi ñii nga xam ne ñoom ñoo di pouvoir bi gagné daanaka waxuñu cohabitation am mais nee nañu li nga xam ne ni moom mooy appartement yu ñu leen suuluwee moom mooy am hébergement moom mooy am ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waaw Thioro mu nekkoon nag ay conférence de presse. bien sûr. internet bi lii rek la ñu wax waxuñu beneen côté bi dara. moom laa lay bëgg a expliquer day déglu ma wax la leneen lu ñu wax. internet yi nee nañu. coalition yi nga xam ne gis nañ ko ci opposition bi ñu taxaw. coalition yooyu ak nañu demee bettu leen mais nag dañoo am ay coup de cœur ku ci mel ni Soda Marème Ndiaye mi nga xam ne dem na ak coalition Aar Sénégal ku ci mel ni Abdourahmane Diouf def nañu jàngat ci loolee ne ñoom daf leen a metti ñaar ñooñee li tax demuñu fi nga xam ne nii moom moo di ci biir lii ak Thierno Alassane Sall aussi Thierno Alassane Sall ñu bari ci internet yi xam nga lan la ñu wax que waru woon a jiite coalition bii di Aar Sénégal moom moo répercuté li nga xam ne moom moo di ci élection yi ndax mënoon nekk ci élection yoo xam ne nii dangaa jàkkaarloo ak nguur am lu la sénégalais di xaaree nga nekk opposition boo xam ne dañ doon xaar pour nga radical nga ñëw nekk opposition bi ñoom la ñu xalaat opposition radicale lañ doon xaar noonu ci Thierno Alassane Sall
ak Abdourahmane Diouf parce que ñoo bokk groupe kon ñoom ñëpp dañ leen doon xaar ci loolu. falaa lay fekk si ñoom ci seen bopp la ñu gis ñoom ñu def ko bi Abdourahmane Diouf defee ab publication ci Facebook am lañ ko xamal moom mooy ci biir commentaire yi moom dina ko gis keneen ak kenn moom mooy que yow la ñu doon xaar nga jiite coalition Aar Sénégal amaana bu boobaa 0 yi du bari ci yéen 1 yi du bari ci yéen te duñ leen xaar ci benn député Soda Marème Ndiaye de même que moom mu nekk coup de cœur boo xam ne nii ñii di internautes yi def nañu ko man ma ciy ànd ak ñoom ku ñu doon xaar la Victorine Ndeye aussi ku ñu doon xaar dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw loolu Coro man dinaa ci ñëw bëgg a taxaw parce que Soda Marème bokk na ci man ñi ma gën a marqué ci législature bi nga xamante ni ci lañu génnoon mais problème de choix da ciy am Théodore Chérif Monteil je le répète moom wàllum proposition de loi wala bindu loi da cee xarañ bu baax a baax gis nañ taxawaayam fu fee ci assemblée nationale mais aussi problème mu choix wu bokk ci coalition wala xëy na mouvement seen coalition boobu nga xamante ni moo di Aar Sénégal naka lañ ci demee ak seen tête de liste ba nga xamante ni moom la ñu choisir xëy na mu andi leen problème de choix da cee am gis nga dañoo nax seen bopp bi ñu gisee askan bi di wax ne ñu bari ci askan bi di wax ne opposition am nañu boole seen doole googu comme tey jii li daloon ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany ci élection locale yi ñu génn nii daanaka day fekk si ki nga xam ne moom moo di Soda Marème Ndiaye gis nga nit loo mën loolu bu mu tax nga fëgg sa dën ndax électeurs yi muy sénégalais yi la population bi li ñu bëgg moom mooy ñaar ñu fekkante doon 1+1 wala ñu doon 2+2 mais mënoo fekk 0+0 nga mottali leen doon 0 ci ñoom day tax doo am dara te lii la ñu wane li nga xam ne moom lañ doon lam-laamee ci plateau télé yi ko waxtaani tous les jours loolu la électeurs yi daal di dëggal ci élection législative yi mooy moo xañ ki nga xam ne moom moo di Soda Marème Ndiaye parce que ñu ngi ko doon xaar pour mu dem ban position la amoon ci fi nga xam ne moom moo di Aar Sénégal donc amoon na feneen foo xam ne ñu ngi ko fa doon séentu amaana tey jii xëy na bu demoon fii di ci Yewwi Askan Wi wala feneen ci wàllu askan wi xëy na du am position bu baax waaye su boobaa bu fa amoon benn vision pour dem fa rek amaana ñi nga xam ne ñu créé beneen intercoalition c'est ça mënoon na nekk c'est ça ñu créé woon beneen intercoalition da ciy baax mais itam dañ doon xaar ñoom ñooñi nga xam ne dañ leen doon séntu ñu di ay tête yoo xam ne dañ leen doon xaar ci fee nga xam ne moom ci assemblée nationale ñu demoon fekk ci opposition bi nga xam ne gisoon nañu que ñoom dañoo taxaw def seen kéemtulaay kattan pour jëlee fi régime bi nga xam ne moom moo fi nekk amaana bu demoon foofu moom Soda Marème Ndiaye kenn du ko neenal man ci li ma jàpp ci yaakaar te lu bari ci internet yi loolu la ñu wax ndax da ngay gis démb ba tey ji ci publication yoo xam ne dañu koy def nee nañ c'est la grande perdante moom mi nga xam ne moom moo di Soda Marème Ndiaye te it dama naan perdante yooyu kii di Abdourahmane Diouf bokk na ci ndax bu ko fekkoon tey ji mu jiite coalition bii di Aar Sénégal xëy na tey ji Thierno Bocoum de même Thierno Bocoum dañ ko boole ci loo li ñu gis dañ ko boole ci loo bi nga xam ne moom moo di ci loo bi ci taas mooy Thierno Alassane Sall bi parce que nee nañu li nga xam ne nii moom la askan bi doon séntu ci ñoom li nga xam ne moom la doon xaar ci ñoom dafa feeñoon ci local yi nga xam ne ni yow nga ne da ngaa fëgg sa dënn en tant que politicien nga ne da ngaa nekk opposition bu radical te li nga xam ne moom moo di local yi mënoo dem wane sa doole mooy dem ci gox ak goxaat yi dem fëgg sa dënn wane sa doole ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sa ay militants war ngaa mën a xaar ay zéro yu bari ci élection législative yoo xam ne nii da nga ko doon samp sëp ndënd moo tax xëy na zéro yu bari loolu la ñen ci internet yi wax moo tax zéro yu bari moo tax lii beneen coup de cœur ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di électeurs yi ak ñoom ñoo nekk ci biir internet bi moom mooy Guy Marius Sagna mi nga xam ne nii dañu ko valider ticket bi nga xam ne nii ñoom ñi nga xam ne nee nañu Guy Marius Sagna lañ doon gis ci ay vidéo ay photo ñu xotti yërëm fii ñu gaañ ko fii ñu dagg ko fii ñu def ko leneen te mu nekkoon député du peuple ci fi nga xam ne moom moo ci mbedd Ndakaaru yi mbedd sénégalais yi fépp foo doon xool moom Guy Marius Sagna mu taxaw fa jom fulla fayda doon xeexal sénégalais yi nee nañ ko sénégalais yooyu ñoom ñoo la jox njukkal bi nag moom mooy dañuy dagg sa ticket valider ko directement nga demal ñu ci assemblée nationale gi nga xam ne dañu la faa yónni te yàkkamti la li ñu bëgg mooy nga teewal ñu dignement waaye itam nga teewal ñu ci ni nga ko daan defee ci mbedd yi kooku moom kenn dootu ko wax moom Guy Marius Sagna gis nañu ko ci fi nga xam ne moom moo di internet bi mu def ab publication di wax ni nañu def très attention parce que tam fële nga xam ne ni moom moo di ca assemblée nationale moom dafa tiit ngir Barthélemy ak moom mi nga xam ne nii sànq Aliou Sow mu ngi koy wax waaye ñii di internet yi la ñu jàpp moom mooy Barthélemy Diaz place am da koo am bu baax a baax te da koo yeyoo fële nga xam ne moom moo di ca pencu ndaw réew yi ci loolu nag la Guy Marius Sagna sukkandiku ba ne organigramme est-ce que duñu ko am boo xam ne dañuy tere ñoom ñooñee ñu jëmbal seen bopp ci assemblée nationale
nationale ndax génne leen organigramme boo xam ne nii danaan Guy Marius Sagna organigramme dama juum organigramme boo xam ne nii Guy Marius Sagna ak kii di Barthélémy Dias dañ leen koy bindal daan ne leen kat seen nangam seen sangam day tax ñu tere leen fële ci assemblée nationale mu mel ni Guy Marius Sagna ba tey ji teewal gi mu bëgg a teewal sénégalais daanaka xelam da ciy tey ci li ma doon waxee sànq ak manque de démocratie bi nga xam ne ni nemmeeku nañ ko bu baax a baax fii ci Sénégal ak na muy doxee mais aussi da ngay gis xeex bu métti day am ci kii moo gañe kee moo gañe bi nga xam ne nii dañu koy amal ci fi nga xam ne moom moo di ci internet bi Salma am na ci internet yoo xam ne dañu partager lu am importance mooy gis nañu ñii di nga xam ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar fëgg seen dënn ne ñoom dañoo gañe Louga gi nga xam ne nii bi ñu demee ba à 10h wala 11h ci dimanche boobu ci vote yi que ñenn ci Sénégalais lañ jàppoo moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di comme ni ñu ko defee ci yeneen ci ay département ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi dañu ko raafale te ñu gis sunu ñi nga xam ne ñoom ñooy confrères yi nga xam ne ñoom ñoo faree ca TFM GFM gi nga xam ne ni tey jii gis nañu leen ab seen reporter bi nga xam ne moom moo leen teewaloon ca Louga ak li nga xam ne moom mooy dugg si bu doy waar bi nga xam ne def na ko dugg si ñu bari ci internet yi dañu dee bu ñu dégluwaatee loolu laam-laamee du am ci électeur bi nga xam ne nii ñu ngi koy laam-laamee ca Louga mu di diggante Moustapha Diop Aminata Mbengue Ndiaye ki nga xam ne moom moo di Mamour Diallo ak lamine gi nga xam ne lamine lañ leen ko ci seen ay bureau de vote naka noonee ci seen ay centre de vote ñoom nee na ñoom internet yi bu ñu gisaatee li nga xam ne moom mooy ay yeneen ci ay yeneen ci ay résultats di rot comme quoi dañuy favoriser dañuy jox faveur ñi nga xam ne ñoom ñoo di Benno Bokk Yaakaar ne ñoom ñoo gañ a Louga nee na seen xel day tey ci loolu ndax luñ ci mënti doon tam mooy reporter yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci terrain bi gàcce ngaalaama ñoom ndax yaakaar naa ne ñenn ci askan wi nee nañ dañ doon sécuriser ay vote waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di reporter yi di journalistes yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci télé ak rajo yi gàcce ngaalaama ñoom daanaka ñoom ñëpp def nañu seen ay li nga xam ne moom moo di seen ay liggéey ca na mu amee normalement utee nañu bu baax a baax ak ñenn ñi nga xam ne ñoom ñooy toog di chronique di def chronique wala ñenn ci ay journalistes yoo xam ne ñoom ñooy bind ci li nga xam ne moom moo di journaux yeeg yeneen ak yeneen donc dañuy dem déglu reporter wax sax dafa am élément boobu am na élément boo xam ne bëgg naa leen ko dégtal gis nga ñu ngi ñuy jox ne temps bi jeex na mais wax Coro ci Sénégal mënatuñu toll ci ère bu ñuy sàccee élection est-ce que du tey taxawaayu journaliste yi ni ñu doon defee li nga xamante ni moo di reportage yi wala ni ñu doon joxee li nga xam ne moo di résultats yi ci différents bureaux de vote yi di ko joxe à temps réel xëy na loolu moo tax ñu naan Sénégal kenn mënatu fi sàcc li nga xamante ni moo di élection. très bien ci foofee nga waxee ndax gis nga li firndeel vidéo bi ma lay dégtal li ba ma leen bëggoon dégtal bokk na ci reporter bu ne lim Aminata Mbengue Ndiaye lim Moustapha Diop ñi nga xam ne ñu ngi ca Louga lim Mamour Diallo ñoom ñëpp que seen bureau de vote yi dañ leen faa gagné ay plus de 100 voix teg ci seen centre de vote yi nga xam ne moom wër na ko fépp ci Louga moom mooy que li nga xam ne moom moo di opposition bi l'intercoalition Yewwi Wallu dañ leen faa laminé loolu la wax ci li nga xam ne ni moom mooy ci te ma ngi ko waxee ci TFM waxeewu ko fii ci Walfadjri nga xam ne dafa am fu ñu leen di joxañ ne foofu la ñu far mu ngi ko waxee foofee te foofee vidéo boobu mi ngi daw ci fi nga xam ne moom moo di ci internet bi te internet yi vidéo boobu dañ cee bàyyi xel mais tam dafa fekk tam ñu am yeneen ci ay résultats yoo xam ne nii yu bari comme ni ñu ko amee ci Pikine amul laam-laamee ñu am ko ci Guédiawaye amul laam-laamee ñu am ko ci département de Mbacké amul laam-laamee loolee liggéey bu rafet boobee reporter yi def tax na tam xel yi mënul jàpp wala tam ñi nga xam ne ñoom ñooy experts yi nga xam ne jotewuñ foofu ci yooyu les reporter la ñu dégg seen ay résultats yoo xam ne ñu ngi ko joxe ci seen aqulaay taala ci loolu la ñu toog pour noter pour mën a xayma ana kan moo jiitu ak ana kan moo jiituwul mooy internet yi nga xam ne ñu ngi toog ci seen i kër di dégg reporter yooyu di wax ñoom ñoo toogaat di def ne que département yi nga xam ne ñii di opposition dañ koo gagné dinañ fa am 53 députés département yooyu bu ñu ko gagné pare mu ëpp fuuf yooyu les département bu ñu defee cumul de voix yi day ëpp fuuf bu ñu ko mën a séntu ci li nga xam ne ni moom moo di ci liste nationale bi que ñii di opposition la ñu nar a gagné ci li nga xam ne moom moo di ci liste nationale bi dina toll ci 15 députés nga def ko 15 députés plus 53 daanaka day bari nga jël 10 yi nga xam ne dañu koy séntu ci diaspora ndax diaspora ñoo gën a rotle ñoo njëkk a rotle tej bi diaspora rotle la ñu bari ci fi ñu toog daal di jàpp ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition bi am nañu cohabitation bu dëgër a dëgër waaye itam dem nañu sax ba appartement lañu leen di suuluwee donc cohabitation on attend de voir tey résultat